diwaanul qiraa béréb la boo xam ni su wëli yi dee dallu seen ruux day génn di fa voyager di fa côtoyer seen yeneen moroomi ruuxu wëli yi. beneen daje bi nga xam ni nag moom mooy daje dëgg bi kooku mi ngi am ci shahru muharram 9e guddi ci shahru muharram bii bu ñuy dallu présence spirituelle rek la. wëli yi bu ñuy dallu seen ruux buy jaar ci diwaanul qiraa di fa côtoyer seen yeneen moroomi ruuxu wëli yi ci présence spirituelle lay doone maanaam ruux ya rek a fay daje. bu dee nag 9e jour ci shahru muharram présence physique lay doon. présence physique lay doon. condition yi nekk ci manuel ba ca kaw benn rek moo bokk ci bu 313 prophètes yépp war a teew forcément ñu war teew mu bokk ca condition ya mooy diwaanul qiraa bi xew 9e jour ci shahru muharram. 9e jour ci shahru muharram 9e guddi nga xam ni ñi ngi ci jour 9e bi jëm ci guddi 10e bi. bis boobu diwaanul qiraa li nga xam ni mooy doon destin mbindeef yi ci at mi destin mbindeef yi ci at mi moom la fa yàlla di yeesalaat xam nga kenn ku nekk laata ngay judd laata ngay gane si àdduna yàlla bind na sa destin yépp fi nga war a jaar ak li nga war a am ak la nga war a jëriñoo la nga warul jëriñoo yàlla bind nag li ci des ñu nekkaat ci àdduna di ñaan nekkaat ci àdduna di góorgóorlu pour yeesalaat loolu rek la. waaye du tee nag yàlla jël gouvernement wam boo xam ni ay wëli ñoo ko constitué ak ñenn ñi muy jël bu dee diwaanul qiraa ci 313 prophètes yi indi leen 9e jour ci shahru muharram ñu daje diwaanul qiraa yeesalaat destin doomu aadama yi. yàlla yeesal ko jaarale ko ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. looloo tax nga daan dégg guddi shahru muharram boobu di 9e jour bi mag ñi daan ci joxe ay ñaan yu nit di def. naga ni daaw rek Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani am na ñaan yu ma ci joxoon ñu indi woon ko fii ci monde shahada joxe woon ko fii ci internet ñu bari jëriñu ci. ndax ki nar feebar ci at mi ca lañ koy rëdd ki nar a am ci at mi ca lañ koy rëdd ki nar ñàkk ci at mi ca lañ koy rëdd ki war a génn àdduna ci at mi ca lañ koy rëdd. bu ñu ñëwee 9e jour ci shahru muharram dañ fay daje. suñ fa dajee ci guddi googu nag dootul nekk présence spirituelle rek présence physique lay doon. yonent bi ñëw ànd ak 313 prophètes yi. ñu ñëw bu ñu ñëwee ndax ñoom bis boobu rek la ñu am condition ñu wax leen ni war nañu teew ci séance bi. xutbu yi teew ñëpp teew ñu daje suñu daje yonent bi def discours bi yonent bi di def mooy discoursu at mi. su paree jël kayit bi jox Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani di xatmiya bi mu jël jox xutbu zaman bi tenir discours bi su paree nag kenn ku nekk ñu jox la la nga xam ni mooy yelloo ak sa njaboot nga gëstu ko. la yelloo ak sa njaboot nga gëstu ko. am na ñu fay def ramju shahada am na ñu fay defal seen njaboot ramju shahada maanaam fexe ba bu waroon génn àdduna ci at mi ñu fexe ba ñaan ba at mi du ci génn àdduna mu génn àdduna ca beneen at ma ca topp wala ca yeneen at yeey ñëw am na ñu koy defal foofu seen njaboot. su boobaa ñu indi manuel ya benn bu ca ne nga gëstu ko su boobaa boo fa tolloo koo xalaat ci monde shahada rek te xamoon ko boo gëstoo ni ngay xalaatee turam bëgg nga gëstu mbiram ñu indil la dossier am sa kanam nga vérifier xam lu mu nar a am ci at mi xam lu mu ci nar a ñàkk xam bu ci waree génn àdduna wala bu ci waree gën a am barke lépp dossier bi dañ la koy tegal sa kanam te ca diwaanul qiraa lay xewe. looloo tax nag ñi fay teew bu ñu amee njaboot léeg-léeg bu war génn ci àdduna nga gis ñu defal ko foofu ramju shahada waaw am luñ ko ca ñaanal waaye séance bi yonent yépp
di 313 yi ñoo koy présider yonent bi di président séance ba xatmiya bi di Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani yori dossier bi jox ko xutbu zaban bi mu liir ñu réunion ci toute une nuit après ñu retourner sur terre mais loolu benn jour lay am ci at mi muy 9e jour ci shahru muharram benn guddi googu lay am bi ci des muy ruuxu wali yi dem ci diwaanul xiraa kooku moom chaque jour mu am chaque jour ñu dem ca ndax dès l'instant que nit ka tëdd rek ruuxam dafay dem bu dee wali yi la kotuwaaye yeneen ruux yi ñu àndandoo fa di tourner ba moment bu ñu neexee ñu soogay dispersé wu tasaaroo waaye boobu du présence physique présence spirituelle la présence physique ba benn jour lay am ci at mi muy 9e jour ci shahru muharram benn guddi googu la diwaanul qiraa di am ñu jàng fa dossier moo xam ni dossier 1 an la fii ba shahru muharram di ñëwaat ñii defal seen mbokk ramju shahada ñi gëstu ca yeneen mbir ku ne am loo fa ñaanal sa njaboot ci kanamu yonent bi ak kanamu yonent yi ak kanamu axtaab yi ndax ñi ngi teew waaye bi nga xam ni moom dañ fay dem chaque jour boobu ruux moo fay dem waaw boobu ruux ba mooy dem ca diwaanul qiraa muy présence spirituelle chaque jour bu waliyu ba tëddee rek ruuxam foofu lañ koy dugal mu daje fa ak yeneen ruuxu waliyu yi moo tax waliyu di xamante ci déggante kàddu rek ñu xamante ci waaw waaye présence physique bi moom ci benn guddi googu rek lañ ko rëdd muy 9e jour ci shahru muharram waaw su boobaa yooyu mooy yi nga xam ni dafay am te jotewul dara ak xadaratul ilahiya mais c'est l'assemblée des élus de Dieu xadaratul ilahiya réunion la buy am chaque guddi aljuma mu am ca seen salle blanche bi nekk 6e ciel chaque guddi aljuma xadaratul ilahiya dafay am kooku bokkul ak diwaanul qiraa discours bi fa xutbu zaman bi di jàng discours 1 an la discours 1 an moom lay résumé diggante shahru muharram bi 9e jour bi ba buy ñëwaat xadaratul ilahiya discours 1 semaine la jeudi bii nu toll ba jeudi bii di ñëw waaw présence su yonent yi ci xadaratul ilahiya du condition kenn conditionné wul les 313 prophètes pour ñuy teew xadaratul ilahiya waaye dañu leen conditionné nag pour ñuy teew forcément diwaanul qiraa ci 9e jour ci shahru muharram yonent yëpp dañu war teew mais ci xadaratul ilahiya du condition ku mu neex teew nag te ki ëpp li muy teew ci xadaratul ilahiya bokk ci 313 prophètes yi mooy yonent yàlla Isa alayhi salaam léeg-léeg yonent yi am ñu ñëw teew xadaratul ilahiya loolu day am wali yu xam nañ li may wax mais nag du forcément dañu war teew ndax amul benn fauteuil ci xadaratul ilahiya bu ñuy pointeel di wax yonent yi bu ñu ñëwee tey fii la ñu war toog ba mu des rek yonent bu bëgg ñëw boo ko décidé dañ koy yëg avant muy agsi yonent yàlla Isa moo ëpp lu mu fay ñëw te li indi yonent yàlla Isa alayhi salaam ëpp li muy faral di ñëw di assister ci xadaratul ilahiya mooy moom dafa am relation privilégiée ak wali yi yonent yàlla Isa ku jege wali yi la li ëpp lu muy ñëw bokk na ca li koy indi mooy li mu war a ñëwaat ci monde shahada continuer mission am ànd ak imaamul mahdi ànd soutenir imaamul mahdi ci xeexam bi mu war a xeex ak dajjal yonent yàlla Isa alayhi salaam war a ñëwaat soutenir ko moo tax moom ku jege wali yi la mooy yonent bu ëpp lu muy faral di ñëw di assister ci xadaratul ilahiya ba waaye nag bu dee diwaanul qiraa dañ leen conditionné ñoom 313 prophètes yëpp dañ fa war teew 9e jour ci shahru muharram bu ne dañ fa war teew te bu dee ruuxu wali yi nag ñoom chaque jour ku ci tëdd di dallu rek sa ruux ma nga jóg di fa côtoyer beneen ruuxu wali yu boo xam ni pratiquement yéen a ngi ci àdduna mën na am xamante wu leen sax ak ruux yu sell yi xam nga lu tax ma ni ak ruux yu sell yi am na ruux yoo xam ni seeni borom bu nu tëddee di dallu seen ruux a ngi jug di dem ca diwaanul qiraa ba di fa yëganteeg maanaam di fa côtoyer yeneen ruuxu wali yi te ñooñu seen borom ci shahada amaguñu martaba teew ca xadaratul ilahiya am na ñoo xam ni bu ñu tëddee di dallu seen ruux mi ngi jug
di dem di kotuwaaye yeneen ruuxu wali yi ca diwaanul qiraa bu ñu tëddee di dallu seen ruuxa ngi jóg fii ci monde shahada dem ca diwaanul qiraa di fa kotuwaaye yeneen ruuxu wali yi te nit ñooñu tëdd di dallu ba seen ruuxu dem foofu ba kotuwaaye fa yeneen ruuxu wali pourtant amaguñu martaba dem xadaratul ilahiya waaye teewul seen ruuxu chaque guddi mi ngi teew ca diwaanul qiraa waaye nag bu desee ca 9e jour ca shahru muharram bi nga xam ni teewaay présence physique la ñu soxla su boobaa ñoom suñu amul martaba ba duñ fa mën a teew waaw gis nga degré spirituel na mel gis nga ni degré spirituel mel nit dina tëdd fii fekk mësul dem xadaratul ilahi ba waaye toll na ci zikr foo xam ne ruuxam sell na ba bu tëddee di dallu ruuxam mi ngi fii jóge di dem ca diwaanul qiraa di fa kot waaye yeneen ruuxu wali yi fa nekk te fekk moom amagul martaba dem ca xadaratul ilahiya mais bu xadaratul ilahiya jotee du dem bu 9e jour ci shahru muharram jotee bi ñuy wax ni yonent yi war nañu ñëw ca diwaanul qiraa ñu laaj fa présence physique moom du dem waaye teewul nag am na sell te gu tolloog chaque guddi ruuxam ma nga ca diwaanul qiraa parce que degré spirituel yi bokkul degré spirituel yi ñoo bokkul kenn ku ca nekk ak degré bi nga xam ni yàlla jox na ko looloo tax liy consisté assemblée yi nga xam ni day am ci kaw yooyu du jeex xam nga léeg-léeg nga dégg nit yaakaar ni benn assemblée rek kay am ci kaw muy xadaratul ilahiya rek mooy boo xam ni chaque semaine moo am xadaratul ilahiya rek mooy boo xam ni chaque semaine moo am mais gis nga assemblée yi am ci kaw duñu jeex ci at mi boo doon natt ñaata assemblée mooy am doo xam na mu toll benn moom moo ci boo xam ni chaque semaine dañu ko respecté muy bu ñuy def guddi aljuma di xadaratul ilahiya bu dee diwaanul qiraa présence physique ba moom it benn yoon lay am ci at mi muy 9e jour ci shahru muharram yi ci des yëpp ruux ya daañ fa dem nag heure bu leen neexee sàkk guddi mais assemblée yi ci kaw du jeex ay organisation la